mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu TFM daal di wéy ci jotaay yu am solo yi nga xamante ni indil nañ leen ko ci gàmmu 2019 muy ay jotaay yu xam-xam di ay jotaay yoo xamante ni liñ ci bëgg mooy jeexitalu Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu yëpp ñu daal di leen koy wan ginnaaw bi nga xamante ni gis ngeen ñu ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew mi dellu si nañ fi nga xamante ni moom mooy Dakar. rawatina fii nga xamante ni moom mooy Fass Seydi Djamil fekk si fi tamit koo xamante ni kàngam la di borom xam-xam di doom ci li nga xamante ni moom mooy xadara bi di Serigne Mansour Sy Djamil Serigne Mansour Sy Djamil suñ ko waxee xel yëpp dem ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil mi nga xamante ni moom moo nekkoon fii nga xamante ni moom mooy Fass Delorme daal di fii nekk ci lu diir boo xamante ni toll na ci jege na ñeent fukki at 39 ans plus précisément di fi tasaare li nga xamante ni moom mooy tarixa tijaniya di fi xamal nit ñi seen borom di fi xamal nit ñi yonent bi salaatu wa salaam kon yell na bu ñu jëmee ci guddi gu sell gi di gàmmu di guddi gi nga xamante ni ñoo ngi ciy màggal gane àdduna Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu daal di dellu si fii xencu si jeexit yi nga xamante ni Serigne Mouhamadul Moustapha Sy Djamil bàyyi na ko fi te loolu kenn gënu ci yàlla ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mansour Sy Djamil ñu fas yéene am ak moom jotaay boo xamante ni bu am solo lay doon jotaayu xam-xam lay doon ñu daal di revisiter li nga xamante ni moom mooy histoire Fass histoire présence su sëñ Mouhamadou Moustapha Djamil fii waaye histoire li nga xamante ni moom mooy gàmmu ak xadara bi incha allah jotaay bu am solo lay nekk ñu daal di ànd rek daal di dem ci biir fekk ki nga xamante ni moom mooy kilifa gi daal di am ak moom jotaay incha allah dara du leen ci على المصطفى يالله يالله mbokk yi niñ leen ko waxee léegi rek bi ñuy dugg si tey nag jotaay bi ñuy am dañ koy am ak koo xamante ni kilifa la di doom ci ki nga xamante ni mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Djamil nekk taaw ci Serigne Babacar Sy bi nga xamante ni moom li mu représenté ci tarixa Tidiane ci xadra bu Seydi Hadji Malick kenn dootu ko wax mu ñëw fii nag ci Fass nekk Fass Djamil sëriñ bi tey ñu am mbégte lool ci dalal la ci télévision Futur Média ci jotaay yoo xamante ni ñoo ngi koy def ci fi nga xamante ni moom mooy jamonoy gàmmu gi dem nañ ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew mi sur les pas de Seydi Hadji Malick tey nag ñu ñëw fii nga xamante ni dafa ëtt la ci ëtti Seydi Hadji Malick tey boo doon ñu tënkal ginnaaw bi nga nuyoo lan lay nekk. bala may wax ci loolu damay jëkk wax gannaaw bi ma nuyoo téléspectateurs yi yëpp nag ni Futur Média bi ñu amee problème pour leur reconnaissance Youssou Ndour fii la ñëw ñu dugg suñu oto dem au siège def benn déclaration parce qu'on lui refusait l'autorisation d'ouvrir sa télé. C'est lorsque j'ai fait cette déclaration à la télévision à son siège le Ablaye Wade jógee Japon ñu wax ko si ngoon soosu le que premier ministre nu mu tudd Souleymane Ndéné Ndiaye dem jël ko donc j'ai une sorte de relation avec TF et puis bi nga xamee ni itam commencé naa dugg si politique bi les premiers reportages à travers c'est tout un groupe à travers l'Observateur booba temps Mamadou Wane moo nekkoon le directeur la première interview ñoo ma ko def bi ma créé Besuniak aussi la première interview c'est Mamadou Ibra Kane moom donc ubbil boobu ñu ma ubbil moo tax tey su fekkee ni ñoo ngeen fii da ngeen ñëw si seen kër fekk fi seen bopp indi fi seen bopp fekk fi seen bopp te nag ñu kontaan bu nga xam ne bii da ngeen ñëw si Mawlidu Rasoul si fukki fan yi nga xam ni dama ni tout à l'heure rek sama ay xarit yu nekk Abu Dhabi man leen ñu ngi célébrer dem président bi dafa ñëw ñu ngi célébrer Mawlidu Rasoul ñun ma non Mawlid bi jotagul man leen pour ñun jot na fukki fan yëpp bés bu nekk daan si célébrer Mawlidu Rasoul waaw ala azimu leleel wiladati xizbatan إذا لم يكن نحو الحرام عدو foofu la commencé loolu la jëkk def dafa ni na ngeen màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi nga xam ni si la juddoo su fekkee nag du jeng dem si lu nga xam ne lii araam na te kooku sa maam bi mu koy def dafa mel na jamono ji taxoon muy wax parce que ñun nous avons nos ressentiments négro-africains xam nga daan dem tabaski daf ma daan fekk Nigéria mais l'imam du Nigéria musulman daf daan wax su ngeen dee célébrer tabaski tey
alcool bokkul ci sunu fête ñun yàpp yi ak naan lu xaraam lañu kii parce que xam na ni su ko deful su génnee y a un syncrétisme tel au Nigeria que nit ñee di utiliser bi ñu tuddee célébrer seen fête noonu lañ koy utiliser sa maam xalaat loolu te soo gisee tey soo nekkee si gàmmu Tiwaawan plein gàmmu Tiwaawan dañuy ubbi musique ba mu sës kon su waxul loolu lu doy waar la. mu nekk lu am solo ci wàllu introduction sëriñ bi ëtt bii ñu nekk tey jii lan lay symboliser. day symboliser El Hadj Malick parce que sëñ Moustapha dafa nekk El Hadj Malick si biir ak si biti parce que moom El Hadj Malick lay dundee foo gis sëñ Moustapha mi ngi jàng alxuraan su jàngul alxuraan mi ngi jàng xilaasu zahab mu fonkoon nag bu baax maamam daf doon wax naan suñu jëloon àddina ak li si biir asamaan ak suuf di fay El Hadj Malick mënuñu fay El Hadj Malick parce que El Hadj Malick mënoon na indi gàmmu kese ak li mu liggéey si réew mi mu doy sëkk duñ ko mën a fay waaye El Hadj Malick dafay indi gàmm ba pare indi téere yi nga xam ni moom la ñuy gàmmoo tey képp kuy gàmmu kat war nga sant El Hadj Malick parce que recherche yi mu def ak téere yi mu bind bàyyi fi ñu koy gàmmoo su fekkoon woon defu ko ñi nga xam ne ñooy gàmmu daanu sonn lool waaw. pour rester ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy Djamil mu ñëw ci Dakar mu nekkoon une terre hostile boo xamante ni xëy na colon bi tegoon na fi tànk lan mooy ingrédients yi nga xamante ni amewoon na ko ba mu expliquer résilience bi mu am ak résistance bi mu am ba mën fee wéyal liggéey bi nga xamante ni Seydi Hadji Malick tàmbali woon na ko sëñ Babacar Sy nekkoon ci. mais dafa dëppoog li nga xam ni moom la fa si Hadji Malick bàyyi xam nga bi muy dem dafa ni ma bàyyil xel xale yi waaw loolu son dernier message un mardi waaw mu ni ma bàyyil xel xale yi ma seet moom nan lan ko bàyyee woon xel jiital alxuraan si moom waaw bi nga xam ne sëñ Babacar jàpp na ko yóbbu ko fitu fis dénk suñu maam Khalil Camara ni ko sa alxuraan bu rafet bi ngay jàng naar yi di romb di toog sa palanteer dama bëgg nga def ko sama taaw bi mu jàngal ko alxuraan man ma xool ni noonu lan ko bàyyee woon xel moo tax dafa dem rek ma transformé ëtt bi en daara bi muy dem y avait 20 gosses yu doon jàng si biir kër gi aujourd'hui y a 750 gosses li nga xam ni moom la fa bàyyi mooy l'école del Hadji Malick mooy jiital alxuraan jiital sunna si loolu nga xam ni moom la liggéey ba tey gis nga gannaaw bayti bi ñu wax dama la bëgg citer 2 grands philosophes allemands ku jëkki mooy Kierkegaard dafa ni penser est important mais exister dans ce qu'on a pensé c'est autre chose Seydi Hadji Malick dafa penser lu bare bind lu bare bàyyi fi mais en même temps dafa exister beneen philosophe Nietzsche dafa ni on peut mourir et être immortel El Hadji Malick est mort mais il est immortel El Hadji Malick a pensé mais il existe dans ce qu'il a pensé li mu wax ni célébrer la naissance du prophète dem na nekkatu fi mais il existe ku dem Tivaouane xam ne El Hadji Malick existe toujours il est mort mais il demeure immortel sëñ Moustapha nag bi mu ñëwee dafa tënku si li nga xam ni moom la maama waxoon jàng alxuraan suba ngoon ba pare nag li nga xam ni mooy héritage bi xilaasu zahab jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan yi dama dégg un grand débat sur l'histoire du Sénégal mën na ñun histoire kenn duñu ko jàngal ndax sa maam si Hadji Malick c'est un historien dafa jël gën gi mineef sallallahu alayhi wa sallam def histoire ci moom bind xilaas zahab bind abada buruux bind nuun yëpp bind ay téere yu nga xam ni musuma dégg nit képp kuy gàmmu si Sénégal si Hadji Malick ngay gàmmoo te Sénégal yi ni nu mënee weddi ba tey musuma dégg nit di gàmmu ba si yàgg taxaw ni góor gi kat lii mu wax fii amul wala weddi ko ndax si Hadji Malick dafa indi sa propre méthode historique sëñ Moussa nag ñëw incarné loolu jàpp nit ñi bien que demul Tivaouane 40 ans demul Tivaouane bi mu génnee Tivaouane bàyyam génn àdduna demul Tivaouane ba ban koy suul fii sëñ Moustapha demul Tivaouane te pourtant képp ku dugg si kër gi xam ni fii Seydi Hadji Malick la xam ni fii sunna la xam ni fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko may nag mooy maandoom li ko may nag jàpp ay waajuram sëñ Babacar sëñ Abdou ak sama Mansour jàpp ni ñoo ko gënal boppam man bi ma juddoo mënoon na ma tuddee El Hadji Malick mënoon na ma tuddee sëñ Babacar waaye xam nga kan la ma tuddee ki ka yar sama Mansour ñu bare doon defa ni borom daara ji lan ma tuddee maag borom daara ji ñoo bokk turandoo. loolu lan lay firndeel. day firndeel nii bi nga xamee nii dafa ñëw
sëñ Moustapha bés bi ma ganee àdduna seen nopp mu ñëw wax ko sëñ Babacar ni ka kan nga xalaat moom si boppam moo ma ko nettali ni ka kan nga xalaat booba temps sëñ Abdou ak sam baay ñooy dar sëñ Babacar si gaamu Tiwaawoon neex baat rafet tu vois am bayre Tiwaawoon yëpp jàpp ni taawu sëñ Moustapha sëñ Abdou lay tudd ne bi mu ñëwee di wax sa maam parce que soxna si yàlla may na ko boppam mu ni ko kan nga xalaatoon si tur mu ni ko xanaa sama baay Abdou mu ni ko déedéet sa baay Abdou moomul tur wi ki moom tur wi mooy sëñ Mansour bi la yar nee na bés boobu musuma dégg dëgg gu nga xam ni daf ma pes fi ma tax waroon naa ko xalaat mais Tiwaawan ak ni ñuy toppee jàpp seen bakkan di dem rek ba loolu nga xam ni moom laa waroon gën jëkk xalaatum ko mu ni ko papa am naa problème mu ni ko lan mooy problème bi mu ni ko sëñ Abdou mooy tuddi te mi ngi toog fii si pantere bi di xaar te man vraiment dina diis si man ma dem seet sëñ Abdou ni di ko dum la tuddee sama doom kon nag naa ko bàyyi mu dugg diggante mag ak rak ngeen changé loolu waaw moo sëñ Mansour bu mag moo yar sama baay sëñ Moustapha waaw waaye te itam sëñ Moustapha moo yar xalif bi tey le xalif général des Tidianes sëñ Mbaye Sy Mansour toog na 20 ans sama loxo papa waaw ne lépp lu mu xam moo ko xamal dafa may wax xalif bi nii am na lu nga xam ni sa baay defal na ma ko du la ko defal mu ni ma sa baay dafa fekk may xeex te kim doon xeexal maa ko tooñ mu ñëw nangu xeex bi duma kim doon xeexal mu ne ma loolu sa baay defal na ma ko du la ko defal moo tax sëñ Mansour Babacar ñun doonu jàppee ni mooy taaw sëñ Moussa mooy suñu kilifa si dëkk bi duñu yëkkati dara te toog noonu moom di soog man barki dem mi ma gis démb rek na am Mansour fan yëpp maa ngi bëgg toog wax ak yow man ni ko waxtu boo amee temps rek wax loolu mooy li am sëñ Mansour sëñ Moustapha jàpp ay waajuram yëkkati leen tarbiyu leen peut-être ba am seen satisfaction am seen ngërëm bi loolu yëpp amee nag mu ñëw toog fii si jamono ju naqadi dafa am lu nga xam ne il faut moo wax ko sëñ Mbaye Sy xalif bi moo ma ko nettali ne durant l'éclatement du problème de Tivaouane mu ne ma maa ngi nekkoon sa loxoy baay sa Mbaye Mansour jógee Tivaouane maa ngi nekk rue 15 fii c'est que sama ñoom bàjjon umoog yooyu mu ne ma sa maam Mansour sa turandoo wooma ni mu dem fekki ko bi ma ñëwee dafa ni ma sëñ Mbaye Tivaouane metti na de jaxasoo na mu ni ko waaw mu ni ko ana Moustapha la ko daan laaj mu ni ko Moustapha ngi si mu ni ko lu mu yàgg-yàgg Moustapha doon si dara maa ngi lay wax nag kan mooy sëñ Moustapha mu ni ko sëñ Moustapha lu mu doon si yow mu ni ko sama mag la mu ni ko sëñ Moustapha du sa mag sëñ Moustapha mooy sa maam mooy sa baay mooy sa ndey mooy sa xalifa mooy sa kilifa mooy sa mag su fekkoon tey dafa jëloon lañset di seel sa yaram wi di ko sëñ Mbaye amoo tax droit onk moo tax sëñ Mbaye ni ma man noonu laa jàppee sa papa noonu laa ko jàppee ndax nekk naa 20 ans si moom yiw rek laa xam si moom dafa séddu comme ni nga koy waxee bala kenn laata séddu si sët yi moo tax yàlla defal ko lim ko defal bi mu ñëwee fii nag mu liggéey boo nga xam ne bii dëppoog li nga xam ni moom la maamam liggéeyoon te maamam li mu liggéey bàyyam itam li mu liggéey nekkul lu nga xam ni tuuti dafa am loo wax léegi mu am solo mooy dernier message bi nga xamante ni moom la sëñ Moustapha bàyyil mooy na nga bàyyi xel xale yi tey jii ci wàllu nga tudd tamit pensée Seydi Hadji Malick nga tudd ko léegi tey jii boo gisee àdduna bi yëngu yi ni mu amee nga xamante ni bokk na ci li gën a sonal jamono mooy li ñu tuddee vivre ensemble niñ koy yëngale ak li ñu tuddee crise identitaire muy xam sa bopp xam ki nga doon ba nga mën a répondre aux enjeux du monde moderne yooyu tey jii boo demee ci message boobu la góor gi bàyyeel ak ci pensée Seydi Hadji Malick nan nga koy expliquer tey ak yan piste de solution ngay joxe. 2 solutions benn bu nga xam ne bii Seydi Hadji Malick moo ko wax waaw alaa yaa bani haza zamani daawtukum li ihyaai diini lil ulumi ajibu yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw jamonoy tey
maa ngi leen di woo woote boobu ma leen di woo na ngeen ma wuyu dama bëgg ngeen dundal diine nu ngeen di dundalee diine ci xam-xam donc avant toute chose Seydi Hadji Malick dafay inciter nit ñi wuti xam-xam xam nga maa ngi jógee Singapour et le pays du Singapour le thème du séminaire c'est le développement du capital humain human capital development. Singapour est le premier pays sur le développement du capital humain. Avant les États-Unis, avant la Grande-Bretagne, c'est un pays de 6 millions d'habitants qui n'a aucune ressource naturelle, mais qui est aujourd'hui le premier port du monde. Avant Rotterdam, c'est le premier port. Amul ben ressource humaine, ben ressource naturelle. Mais quand même, dans le développement du capital humain, ils sont venus avant les États-Unis, avant la Russie. loolu Seydi Hadji Malick théorisé woon na ko. théorisé nag mooy li mu wax ni alaa yaa bani haza zamani daawatukum li ihyaai diini lil ulumi ajibu le développement du capital humain le séminaire de Njarne ñan la fa doon former des formateurs ña demoon séminaire Njarne amoon nañu xam-xam ba pare jàng nañu ba jeexal téere yi mu ni il faut que nag ma former c'est l'école normale supérieure la formation des formateurs mu teg leen si yoon wi kooku mooy li gën am solo sama baay bi mu génn àdduna lan la ma wax ñaari wax la wax dafa ni ma na nga bàyyi xel xale yi ma ne ko lu tax mu ni ma xale yi mag ñi suñ demee ba amatuñu kàttan xale yi ñoo leen di wuutu mu bàyyiwaat fi benn affaire bu am solo incarné par ñi dafa ni affaire yi nekkatul si kurus mi ngi nekk si activité mu ni ma man sëñ Moustapha li ma jaaxal xale yi yore benn kurus gu am junni yi per fa noonu amee temps boobu si jamono ji nga xam ni dafa jaxasoo mu ni activité yi te mooy activité bii nga xam ni soxna yi depuis sëñ Moustapha waaw kóllëre gannaaw lay féete depuis amul benn mardi bi sëñ Moustapha génnee àdduna léegi bu nga xam ne bii raté nañ ko seen yëpp ñoo koy indaale fexe ba rafetal jataayu fii nga xam ni alquran la ëttu alquran la ëtt bii nga xam ni fi noonu denc Cheikh Seydi Mouhamadou innal jinaana la tasini yawma qudumi ruhi tari كالدنيا على ظلام إسنان للبيت دفلني ثم إسنان لي ولكم إسنان أيضا فناتي أكبر الصلاة إن الجنان على التزيين يوم قدوم روحي def ni yonent bi mu génnee àdduna di wuy ji borom àjjana ña ngay fees nekk si biir àdduna ñooy jooy di xataraayu waaye ne àjjana ña ngay feet changé ñu drap yi changé nañu tapis changé nañu bunt yi peinturaat nañu mur yi lu tax waaw ki gën si mbindaafan wi mooy ñëw waaw ñoom nag jigéen ñi nekk nu àjjana de waaye xam nañ ni kii fi tëdd mooy seen kilifa lu mu bon li nga xam ni moo dëppook seen kàttan ñu fexe ba rafetal ëtt bii nga xam ni foofu la tudd parce que ëllëg incha allahu yawmal qiyaam wujuhun yawma idin naa'ima li sa'yiha raadiya fi jannatin aaliya la tusma'u fiha laagiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfu'atun wa akwaabun mawdu'atun wa namaariqu masfuufatun ñooñu ñëpp nag ñi nga xam ne ñun moom la ñu yaakaar muy Seydi Hadji Malick di Seydi Aboubacar ak ay rakam ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ak ay rakam fa nu nekk si àdduna comme ni ko aaya bi waxee. sëñ Mansour nga wax fi léegi Singapour nga wax fi capital humain ne Seydi Hadji Malick théorisé woon na ko 60 ans après ñun ñu jël sunu indépendance boobu ba tey dafa mel ni dañu am difficulté pour ñooñu seen xalaat ak seen gisinu àdduna ak réponse yi ñu joxe ci li ñuy sonal ñu am difficulté boole ko ci suñuy élaborer suñuy politique publique ndax loolu dafa bokk ci li tax 60 ans après ñuy dund li nga xamante ni ñoo ngi koy dund. dinaa la tontu ndax question bii nga posé moom le président de la Banque mondiale posé le premier ministre de Singapour parce que réunion boobu c'est le président de Jakarta le président de l'Indonésie moo ko présidé. On a invité le premier ministre de Singapour
Mouniop parlait de son expérience parce que le thème du séminaire, c'était le développement du capital humain. Comme ils étaient les premiers dans le développement du capital humain, on lui a demandé de montrer leur expérience. Mounilen, l'état nous arrivé ici, ben bir règle. Soko amul muno am résultat yu am lolo tax ñun ñu am résultat yu am. Su fekkene da nga bëgg développer le capital humain, da ngay am ben souci unique. You're committed to yourself. Non. Boule engagé pour tes intérêts, les intérêts de ta famille, les intérêts de ton ethnie, les intérêts de ta religion, les intérêts de ta confrérie, les intérêts de ta ville. Il faut être committed, engagé pour satisfaire les intérêts communs de l'ensemble de la nation. Nous yalla defal nañu sutura bi nga xamé ni ñi ñu jitu ñep parce que papa mo joko nek le premier ministre de l'Indonésie à l'indépendance. Mais mom tay daf ko donn ci papa amna ñeneen ñu ko donn mu leen loolu régler y a pas d'autre moyen parce que le développement du capital humain c'est l'éducation et la santé. Fu ñu démé Sénégal ba nga xamni les épreuves du bac ou bien les épreuves du concours général day am ay fuite ñu koy def xam nga ñooñu ñi koy def c'est pas l'intérêt du Sénégal qui les préoccupe. Donc tant que à la lumière de l'expérience des autres nous n'avons pas la possibilité de développer, d'être committed to ourselves. Dama mas ànd ak benn vice-président de la Banque mondiale. Ñu dem à une réunion de l'UNESCO, j'accompagnais Ousmane Seck, qui était le vice-président. Dañ daan jël benn Pakistanais ou bien un Soudanais à la retraite ñu yóbbu leen pour ñu renforcer noonu. Bi ñu demee ba foofu xale c'était un Pakistanais sama xarit la woon parce que suñ ko mësaan jël maa ko daan topp tool ay affaire am pour que mu gaaw jot xaalisam. Ñu dem mu ni ma dina yow mu ni ma tuyee de Paris man que je suis de Paris mu ni ma dinaa yóbbu si benn restaurant boo xam ne mosoo fa dem man que man maa la gën a xam Paris mu ni ma gënoo ma xam Paris maa la gën a xam place Vendôme parce que suñu daan ñëw dañ daan am suñu avion spécial fii laa daan dal mu yóbbu ma si benn restaurant marocain te man li may yàggee Paris ni ma xamee Paris xale ba waajooju woon ma foofu mu ni ma on est venu dans une réunion bu nga xam ne bi li ma jaaxal c'est Sonko qui est le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, le ministre de l'Enseignement supérieur, André Sonko. Quand il s'agit de la présidence de cette réunion, il y avait deux candidats, le Sénégal et la Grande-Bretagne. Man mi di xamni anglophone la. Sénégal nan le ferait diplomatiquement douma la Grande-Bretagne. Vous devez avoir une très forte diplomatie parce que moi je suis anglophone, je sais ce que représente la Grande-Bretagne. Mais quand André Sonko mën duma ko ñëpp fotel ko c'est qu'il y a eu un travail à la base moo xam ne bi du Sénégal kese mu bàyyi mu wax ma si bés boobu ni ma dama lay poser benn question pourquoi développer wu leen man loo ko tontu man que lu tax nga may poser question woowu man ni que pourquoi Pakistan développé wu man ni mënuma nous sommes 130 millions d'habitants vous êtes 13 millions d'habitants président le directeur général de la FAO yéen la l'UNESCO yéen la Mohamedou Mokhtar Mbow UNIDI yéen la Banque mondiale vice-président bi c'est Cheikh Fall Banque africaine de développement c'est Babacar Ndiaye un pays de 13 millions d'habitants avoir autant de ressources humaines de servir les institutions internationales te mënu leen servir seen dëkk mu ni ma you're not committed to yourself to your country. Vous ne vous êtes pas engagé pour satisfaire les besoins de votre pays, but you're committed to your family, you're committed to your friend, you're committed. léegi dama lay posé waat benn question sëriñ bi ndax mooy pour revenir ci question bi ma posé woon léegi ndax da ngaa jàpp ne ignorer bi ñu ignorer œuvre père fondateur yooyu dafay bokk ci li expliquer tey retard bi nga xam accusé nañ ko. Absolument parce que danaa ko faral di wax sans accuser personne damay wax ni gis nga il y a eu des facteurs qui ont structuré la mémoire collective du Sénégal. C'est l'œuvre de l'Hadji Malick Sy, c'est l'œuvre de Seigne Touba, c'est l'œuvre de l'Hadji Oumar, c'est-à-dire la production intellectuelle de ce pays, l'élite intellectuelle ne la connaît pas. Parce que l'élite intellectuelle, amul kenn ku mës ubbi Alaaji Malick jàng ko, ubbi Seigne Touba jàng ko, ubbi Seigne Moussa Ka jàng ko, jàng El Hadj Omar jàng Seigne Adi Touré jàng ñeneen ñi. Donc comment pouvez-vous imaginer le Sénégal profond su fekkee ni ñooñu nga xam ne ñoo structuré la mémoire collective de ce pays
tu les ignores. Et tant que def nu loolu du jeex parce que damay faral di wax naan il est inimaginable que Macron nekk le président de la France ignorer Voltaire. dama gis Macron bi muy inauguré la maison de Voltaire dafa ñëw amu teewul benn papier pendant 1h30 Macron wax na toute l'œuvre de Voltaire bi mu paree wax na les passerelles entre Voltaire Chateaubriand Voltaire Lamartine Voltaire Victor Hugo pendant 1h30 teewul papier. Est-ce qu'aujourd'hui il est imaginable qu'un premier ministre de la Grande-Bretagne ignore Shakespeare ou bien ignore Thomas Hardy? Man mi nga xam ne c'est un étudiant anglophone dem naa ba visiter kër Shakespeare dem naa ba visiter kër Thomas Hardy parce que tu ne peux pas t'imprégner de la culture de la Grande-Bretagne si tu connais le premier dramaturge qui est Shakespeare et le premier romancier depuis le 19e jusqu'à présent tey soo defoon les statistiques les romans les plus vendus aujourd'hui en Grande-Bretagne c'est les romans de Thomas Hardy. nan la ñuy def ba jeune ñun ñu nekk si dëkk bu nga xam ne bii kenn xamul kan mooy El Hadji Malick kenn xamul kan mooy. lan la ñu mën a jural. man damay wax ni ce sont des gens méconnus MECONU méconnu MAIS méconnu c'est Hadji Malick ñëpp xam na ni ñëpp xam nañ ko Sëñ Touba ñëpp xam na ni ñoo xam nga ko ku weddi demal Touba barki dem wala tey nga dem fa daa xam ni ñii te sam Pape Cheikh Amadou Bin lan la wax al insan majhul wax xam nan la ko waxee l'inconnu du Sénégal waaw majhulul umma du Sénégal loolu la doon junj il est méconnu mais il est connu léegi tant que ce devoir de connaissance parce que il se pose la question de savoir lan mooy suñu culture réelle te il faut qu'on se pose les questions essentielles dem maa ngi nekk ak Macky mu ni ma Sénégal noonu war a bàyyi di poser les faux problèmes waaw parmi ces faux problèmes mooy lan sooy l'acquisition de la langue l'acquisition de cette culture qui a été écrite dans la langue parce que gis nga Djibril dafa am benn phénomène extrêmement dangereux bu la laal ma laal Ndiaga laal Ndiaye Jamil xam nga mooy lan pour la première fois nous sommes en train d'écrire une langue dont nous ne connaissons pas l'alphabet quand tu réagis sur Facebook wala ngay réagir dans WhatsApp mais langue bi ngay bind jàngoo ko alphabet bi jàngoo ko yow ni ngay bindee peu ak man ni may bindee ba wuute na x xa ni mu koy bindee ak ni nga koy bindee wuute na mbuum et cetera Mbappé français yi mun nu wax Mbappé mun nu wax Ndiaye mais ñun alphabet boobu amul kenn si ñun ku ko jàng mais kooku tôt ou tard ça va poser des problèmes au lieu d'uniformiser la première priorité uniformiser cet alphabet là ñun ñëpp Djibril soo dee wax MB parce que ce sont les diphtongues xam nga ñaata la ils sont 65 diphtongues ay ñë ay caam et tout ça mais il faut ñu jàng que kenn si ñun jàng ko mais kooku tôt ou tard ça va poser un problème par rapport à nos enfants par rapport à l'écriture de cette riche culture qui est la culture musulmane mais qui est la culture du Sénégal tout court. Moi je tombe en admiration devant Cheikh Moussa Ka. Cheikh Moussa Ka il a parlé en wolof man dama toog ni mënu ma nekk un intellectuel sénégalais ak li Cheikh Moussa Ka bind yëpp te du ko jàng dama dem à la maison des étudiants 27 cassettes laa dem jënd dem Arabie Saoudite pendant 6 mois ma koy déglu ba maîtriser moom li mu wax mais kooku il parle en wolof waxul sax en arabe en wolof mais l'élite intellectuelle de ce pays ignore cette riche production et tant que l'un dans l'autre affaire yi yëpp mën nu ko teg si yoon y a une dimension mystique une dimension wàllu baatin bi nga xam ne bii qui fait partie de la dimension culturelle que nous ignorons. dafa am mission de correction bu war a am. Il y a une mission de correction en faisant ce que nous faisons sëñ ma Moustapha bi muy dem ni ma bàyyi xel xale yi bi mu demee ma seet nan ko bàyyee xel indi xale yi cette année xaw ma ñaata si réussite du bac la ñu am nous avons les meilleurs résultats du bac les meilleurs résultats du BFM te xale yi fii jàng ils sont premiers ici mokkal alxuraan ils sont premiers au lycée donc il faut commencer par là parce que dama dem dans une réunion à Liverpool
on m'avait invité sur l'avenir de l'éducation en Angleterre, à Liverpool. J'étais le seul musulman. Il n'y avait que des Coréens, des Chinois, des Japonais, des Anglais, des Français, des Italiens, des Américains, des Espagnols. Mais il y a trois critères pour l'éducation de demain. Le premier critère, na fexe ba iman jiitu si yow man rek maa fa doon jullit de na ngëm jiitu si yow c'est le premier critère. Le deuxième critère, peut-être que Nafi va s'y retrouver, c'est computer science, l'informatique. Le troisième critère, c'est les mathématiques. Man bi ma déggee loolu man jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf Sëñ Moussa. Premier critère bi au moins man mën naa ko garantir sama ay nit xale yi nekk fii dans le quartier de Fass au moins critère boobu dana jiitu si ñoom. Moustapha moo yore daara ji Moustapha maamam moo ma jàngal alxuraan maamam moo jàngal alxuraan xalif bi maamam moo jàngal alxuraan Maodo si maamam moo jàng alxuraan taawu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji Cheikh maamam moo jàngal alxuraan Mansour si Dabakh ñooñu ñoom la seen ay sët nekk fii di préparer affaire yi pour demain mais dama bëgg rek ni y a une dimension boo nga xam ne foofu laay tëjee xam hasard amul Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha sëñ Babacar moo ko jur yaayam mooy soxna Umu Xayri Sall sa maam Mali Sall moo ko jur sëñ Moustapha lii mu am Louga sëñ ñi ko topp du Sey Hadj Malick moo ko jox ay taalibe maamam yu nga xam daf ko doon si yaayam soxna Umu Xayri Sall ñëw njóobeen yéeg léyeen yéeg mboojang yéeg looy ñëpp ay taalibe sama Malick Sall la noonu waaye mu am lu doy waar bi ñuy tudd sëñ Moussa bi ñu koy tudd dafa jël loxo liiram bi dugal ko si kurusu teeku sama si Hadj Malick sama si Hadj Malick sama Malick Sall ni ko jox ko li muy laaj gis nga affaire bi foofu la jeexee bés boobu la ko Maodo jox li muy laaj si xalaatu sama Malick Sall mu boole nag ñaari Malick Sall ak Malick Fama yàlla nag teg ko si yoon baaxal ko mu nekk nit ku baax a baax Maodo Touré daf ma mës wax benn wax bu am solo mu ni ma sëñ Moustapha mu ni ma dafa dëkk si famille bu nga xam ne bi dafa amoon un grand conflit mais mun sëñ Moustapha dafa sol perkaal fay si géeju deret ba génn te terkaal bi taxul bés bañ koy tuddi Moustapha ay sang baa nga fa tey ma wax leen lan moo xewoon ay sang baa nga kurusu maam Maodo la jamil te bilaay sang baa nga kurusu maam Maodo la jamil te bilaay sang baa lonku ci baaraam ba mu dëgër lool bilaay sang baa maam Maodo te Seydi Jamil te bilaay keroog maam Maodo te Seydi Jamil te bilaay sang baa nga cala maamam Malick Sall naan bilaay sang baa nga fa Maodo jox ko li mu lay laaj bilaay sang baa nga waaw Maodo jox li muy laaj bilaay sang baa nga fa Maodo jox ko li mu lay laaj bilaay sang baa nga fa bésu keroog la yoru weru du Cheikh bilaay sang baa nga mooy lu am solo mais sang bi tey ban message ngay bàyyil taalibe yi sénégalais yi africains yi nga xamante ni ñoo ngi lay suivre ak surtout la jeunesse bi nga xamante ni tey jii dafa am fu ñu toll. Le premier message que je veux leur adresser nanu déglu li mag ñi di wax nanu déglu bu baax di xalif bi wax démb ak li nga xam ne moom la porte-parole am wax ndax Pape Malick moo jëkk wax chance bi nu am si ñaar ñooñu mooy que sëñ Mbaye dafa nekk pendant 40 ans si sama Abdou sëñ Mbaye dafa am une qualité essentielle dafay déglu mag ñi dafa yàgg toog ci mag ñi dafa teel perte papam sama Abdou jël ko uuf ko ak sa maam Habib gannaaw bi mu jógee si Cheikh Seydou Mouhamadou Moussa Baye nga xam ne moo ko yaral boppam
sëñ Bay am jikko ju rafet yu nga xam ni dafa ñeme ëttu mag ñi di dem si ñoom di dox seen ay service jëlee lu bare si mag ñi man dama faral di wax naan ñett soo leen joxee réew mi ñu téye ko mooy Cheikh Tidiane Sy mooy Karim Gueye à l'époque ak sëñ Bay si bii soo ko joxee réew mi mu téye ko ndax xel intelligence sociale bi mu am jëli bi mu mën jëli li nga xam ni kenn xalaatu ko démb nag dafa wax bu rëy dafa wax ni tijaan yi fonk leen murid yi fonk leen tijaan te kooku moom la maamam wax maamam dafa am benn téere bu mu def risalatul latif mais lim si wax dama jàpp ni école toutes les écoles war nañu jàng loolu une chance boobu la ñu am nekk ko nga xam ne kii mooy xalif nekk 40 ans ñu préparé ka kan moo ko préparé sa maam Abdou léppam moom la bala sa maam Abdou di yëkkati dara sëñ Mbay mooy taxaw bala muy jéggi benn paas sëñ Mbay moo taxaw te kooku li mu xam kenn xamul ñaata la kenn ki mooy kan mooy Pape Malick Pape Malick nekk pendant 40 ans sous Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sëñ Cheikh culture bi ko yàlla may intelligence sociale itam bi ko yàlla may lépp lu Sëñ Cheikh décidé Pape Malick fekke na ko ñun ñu am wërsëgu ñoom ñaar ñu nekk si bopp mouvement bi waaw dem Pape Malick dafa wax bu am solo bu nga xam ne day résumé suñu waxtaan wi dafa ni sa maam Seydi Hadji Malick daf daan dem si ay daara yu bare ñu naan ko pourquoi ngay wër adduna bi di dem si daara mu leen dama bëgg faire ij mu ni waxin la gis nga ñaari wax yooyu li sëñ Mbay wax le xalif général ni na tariqa yi fonkante seen bopp ngir jàmm am ak li Pape Malick wax Seydi Hadji Malick looy wut si daara yi dama bëgg faire ij c'est-à-dire que du doy le si xam-xam fu xam-xam am rek mu dem le développement du capital humain foofu lay commencé te loolu nag sama maam daf ko illustrer si benn fait sa maam dafa toog mu am benn góor gu naan Malick Gueye muy waxtaan si gàtt yi nga xam ni moom la yoneen waaw moom la yoneen mu jaawle leen waaw mu ni ko bi بغوصة الدوحي يا أو غيثة يمن سات له قمر عدان فلا تحمي إسنان للبيت ثم اسنان لي ولكم مودننا إثنان أيضا فناتي أكبر góor gi Malick Gueye ñëw jaawle ñaari waaw Xawsa ak Xaysa mu defe ni ñaari gàtt lañu Seydi Hadji Malick benn gàtt bi moo yore ñaari tur yi daal di ko bind indi charxa yi fi mu jëlee loolu mu am ñu weeti Seydi Hadji Malick ni kon nag naa faf dugg si mbir bayti bi moom la jëkk bind si xilaasu zahab bi mu laata bi ne alhamdulilahi kii la rectifié ba pare ni comme nii la mbir mi demee waaw te pour bind histoire il faut que nga gëstu Seydi Hadji Malick à chaque fois que muy bind histoire il ne dit pas que chacun sa vision des faits dana indi ay ñu bare même si ni nu mayee soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo ko may ni mu ko clarifié ak ni mu ko développé loolu mooy El Hadji Malick cette quête du savoir El Hadji Malick cette intelligence sociale ma bëgg rek tëjee benn événement bu nga xam ne bi am na solo dama dem à la Banque mondiale fu ma toog si àdduna su fekkee ne nit a ngi wax si sama kanam El Hadji Malick lay xalaat. moo lay jox réponse yi. déjà li ma xam si moom day joxe réponse à ça ma dem à la Banque mondiale ñu indi un très grand problème bi mooy lan Nigériens yi ñoo ko posé ak américains yi c'est-à-dire que ñun bu nekkee lycée su fekkee ne xale bu jigéen dafa ëmb dañ lay dàq delloo sa ay waajur pendant très longtemps xaw ma ndax léegi les mouvements féministes kaas nañu loolu xale bi suñ ko ëmbalee ay Graciane ou bien Kennedy yooyu dañ ko daan delloo ay parents
Mariama Ba mu ngi koy jooy ci une si longue lettre. Une si longue lettre waaw. dañ lay delloo parent mais su la delloo parent xale bi il a 13 ans ou 14 ans xamul luy yar xaleel. Ensuite on n'a pas le droit à l'âge de 13 ans ou bien à l'âge de 14 ans mu bàyyi jàngam. Bon le Niger est venu à poser le problème mais fekk nag américains yi mooy seen plus grand problème xam nga les petites noires là à l'âge de 12 ans 13 ans dañ leen di ëmbal xamuñu sax kan moo leen di ëmbal après ñu dàq leen seen école léegi seen maam ñooy récupérer xale bi yar kan na nga xool ni toutes les vedettes américaines les vedettes de la chanson les vedettes du cinéma les vedettes du sport waaw ñoom ñëpp ku si rendre hommage ki la yar sa maam ngay rendre hommage sa maam ngay rendre hommage parce que sa maam moo la yar bon léegi nag ñu poser le problème man ni jërëjëf Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick li Aziz Kébé bind barki démb te sam Baye Abdou wax ko Seydi Hadji Malick ne sa sëñ Abdou nee na sa maam Seydi Hadji Malick dafa di yore njaboot ju bare ñu toog rek am na xale bu nga xam ne dafa sawaroon si ay mbiram gisatu ko mu leen daan ana xale bi ñu koy nakkal dem fi mun xale bi toog 1 mois 2 mois kenn wax ko dara ba benn rek mu daal di exploser mun ma xale bi dafa dee ngeen ma koy nëbb ana xale bi soxna si ni que ñun kat dañu amoon kersa ndax dafa nekk xale bu nga xam ne bii mënul téye boppam mu dem joxe boppam ñu ëmb ko comme dafay nekk gàkk-gàkk si sa tuut nekk gàkk-gàkk si kër gi ñu génne ko delloo ko ay parents am Seydi Hadji Malick ni kon nag préparé leen ma sama bagage ma ànd ak moom ndax lii nattu la boo nga xam ne bi yàllaa ko wàcc si sama kër man su fekkee ni ak li may woote yëpp aw ma iman bu ma nangoo nattu yàlla boobu kon c'est pas la peine may toog fii xale bi fu mu mënti dem si àdduna naa dem ànd ak moom xoolal 19e siècle Seydi Hadji Malick avait déjà su ak préoccupation boobu xam ni xale bi kenn waru ko bàyyi mu dem fi mu amee foofu lañ ko war téye waaw nag collectivement ñu essayer gérer cette situation là loolu tax góor gi du moroomu kenn waaw ku nekk nag am nga droit door sa dund ni sama maam la waaye ñun amuñu droit si loolu nous sommes mal placés pour parler de l'âge Malick je suis même mal placé de parler sëñ Moustapha c'est pour ça qu'à chaque fois que ñu may solliciter sëñ Moustapha waxtaan suñu même la damay gàntan ou bien daan naa fexe ba bàyyi ñeneen ñu waxtaanee sëñ Moustapha ils sont beaucoup plus crédibles que moi di la sant di la gërëm. kontaan nañ lool sëñ Mansour ñoo ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi ñoo ngi lay gërëm ci yaatu gi te jàpp nañ ne gàmm nii la war a demee yonent bi salaatu wa salaam legam ak li nga xam mooy héritage am foog ñu expliquer ko tey te travail de réactualisation boobu je pense que ne moom nga def tey télévision Futurs Médias mu ngi lay gërëm bu baax a baax. ngeen gërëm bu baax a baax di sant yàlla di ñaan yàlla ngeen gën barkeel rek yàlla def na yéen a raw ñëpp à cause d'une intelligence de gestion yéen a raw sax télévision nationale au niveau de l'audimat kooku dafa am lu nga xam ne nii yàlla moo ko def Youssou ñu ngi koy ñaanal yàlla itam waaw xam nga Youssou Ndour bi ma defee intervention bi pour que ñu jox ko licence am dan dem boole maag sëñ Mansour ma toog 4 heures du matin sëñ Mansour woo ma ni ma fekk ma nu mu tudd foofu ci Louga ñoom rek ni ma fekk ma ma ne ko góor gi baaja mu ni ma jël oto yaa ngi oto soo xam oto ma yónnee la ñëwul fekk ma fii léegi mu ñëw ma ne ko góor gi baa jàmm mu ni ma xale bi Ndour lu la booleeg moom ma ne ko xale bu daal mu ni ma xale boobu di tëgg mu ni ma lu ma boolee moom ma ni ko lu xew mu ni ma ñi dañu ñëw fii ni ma xaw ma loo def ak moom ak yooyu ma ni ko mais est-ce que xam nga Youssou Ndour kan mooy ma mu ne ma ne ko Mariétou Seck mu ni ko Mariétou Seck ban mu ni ma bu sëñ Moussa mu ni ko waaw mooy maam mu ni ma kooku yéen a bokk ndey ak baay ndax maamam moo doon jigéenu sëñ Moustapha at Tiwaawan waa Tiwaawan ñëpp a ko xam kon dafa nekk lu nga xam ni lii démb la woon mag ñi liggéey ko kon tey su ñëwee fii dafa ñëw fii indi fi boppam fekk fi boppam merci beaucoup.
jërëjëf Serigne Mouhamadou Mansour Sy Djamil mu nekkoon jotaayu xam-xam ni ñu leen ko waxee woon ay mbir yu am solo feeñ fi ñuy gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni yëpp ñoo ñu jàppale ci liggéey bi soxna Nafissatou Niang Pathé Fall suma xarit ak ñi nga xamante ni ñëpp fekk nañ leen ci kër gi ak waa groupe Lay bi nga xamante ni ay soxna la ñoo xam dañuy feddali seen kóllëre jamono bu nekk ak Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil booba ba tey ñu ànd ak moom di ñëw di yeesal barab bi talaata bu jot tey jii ñu am chance fekk leen fi Serigne Mouhamadou Mansour tamit wéyal liggéey boobu nga xamante ni ñoom ñoo nga fii def mu nekk lu am solo di kóllëre bokk ci xëy na li gën a tumranke ci jamono ji waaye lu am solo di wane ne am na ay poches de résistance yoo xam boo demee ba tey jii yaa ngi ko fay fekk lii mooy sunu jotaayu tey wax nañ ko léegi waxtaanu xam-xam la woon li nga xamante ni moom la ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil bàyyee loon je pense que loolu la ñuy tëjee mooy bàyyi xel xale yi et je pense que am benn aaya bu ci bëgg dugal après ngeen lawlaa kaana min al-quruuni min qablikum ulul baqiyya yanhawna anil fasaadi fil ardi illa qalilan mimman anjaynaa minhum wattaba'a allazina zalamu yàlla dafa wax sama baay sëñ Moustapha si héritage am loolu si na bokk daf daan wax waaw bàyyi leen xel-xale yi di leen roof gone yi mais lu am solo mu noonu wax doomu mag ñi su nekk góor gi lan mooy doomu mag ñi mooy mu ni mag ñi mooy ñi nga xam ni ñoo yore mbir mi ba mu agsi si ñun waru nu desee puso bi mu reer doomu mag ñi yàlla nag tagg doomu mag ulul baqiya la leen tuddee waaw ulul baqiya yanhawna anil fasaadi fil ard su fekkee dem na ba safaan di bëgg taxaw ñoom ñoo taxaw ba dàq safaan ba tey ñu jot si moo tax mu ni du ñun mag ñi la waaye yàlla itam wax ni du mag ñi man la ndax maa bind 7 milliards 500 millions d'habitants jël 1 milliard 500 millions ñu topp ma 6 milliards wan ma gannaaw kon ku bokk ci 6 milliards yi ku bokk ci 1 milliard 500 millions yu yow man la ndax su ma neexoon nga bokk ci 6 milliards yi waaw loolu nag sëñ Moussa daan wax doomu mag ñi ku ñëw mun leen doomu mag ñi bu leen desee puso bi mu réer moo tax bi mu demee mun ma bàyyi xel xale yi ma indi dara parce que loolu des ci ñoom jërëjëf. muy culture de la transmission ni mu ko waxee mënta ñàkk tey jii dañuy wax ne boo demee réew ma li nga xamante ni moom mooy Chine xale yi bu ñuy tàmbali di jàng dinañ xam empereur yi nga xamante ni yëpp succédé nañ ci empire du milieu depuis 3000 ans donc je pense que ne loolu c'est important ñun tamit loolu mooy sunu responsabilité tey ñoom ñoo ngi bay seen waar puso bi incha allah du réere ci seen loxo ndax gis nga li mu wax ne bi fi góor gi di jóge li fi nekkoon ci ay ndongo te tey ji egg nañ ci 750 loolu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni moo ngi koy wéyal fii ci Fass di leen tasaare ci biir réew mi di leen tasaare ci àdduna di leen jox dig daje incha allah mbokku téléspectateurs yi ci beneen jotaay fii ak ñuy egg ci guddi gu sell googu di guddi yonent bi salaatu wa salaam dinañ wëy di dem ci pàkk yi nga xamante ni ay pàkku Seydi Hadji Malick lañ lépp loo xamante ni incha allah war nañ leen ko fa woon dinañ leen ko woon bokk ak yéen muy njëriñu sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew jërë ngeen jëf. وارحم بأمتي